bismillah M23 day ak M2D kan moo mujj gagné de ma terminé yéene kaa ne M2D day waaw dama ne la moo gagné waaw parce que nag waa M23 googe nekkoon ci booru nguur day dañoo mujj lajj nag laa la wax parce que hors sujet la ñu def lañ doon waxtaanee ci esprit M23 googe waxuñ ca dara ñoom kay démb nag dañoo daanu ba wëndeelu ca place de la nation laa la wax arritali waaw parce que mbir mi démb day la ko taxoon a jug waaw indiwaat nag esprit M23 googe mooy lan yaatal lu jëm ci wàllum ak yelleefu doomu aadama yi lée ak liberté yi waaw te mbirum politique kon du ca bokk yéene kaay dee média gi ne waaye malheureusement waa nguur ga démb day cat dalee na dugg waaw parce que la ñu gis waa kër Macky Sall yi def démb day ay mbumbaay laak rumbaay xumbaay folklore la waaw manifestation politique politicienne biir guerre des pancartes maanaam ko ca nekk taxaw nag di wane sa leader te moo ni laataa ñoo commencé day ñoom waa nguur googee ñoo doon tuumaal waa M2D ne ay sàcc lañ usurpateur tapale waaw waaye bañ demee ba ca njaxal la day au finish seetlu ga kay mooy waa M2D ak waa nguur gi la leen taxoon a ju comme yàlla ak yàlla yi ndax waa nguur gi day mobilisation Ndiaga Ndiaye guerre des pancartes ku ci nekk di wane sa leader luy xeetoog M23 googe defuñ ko démb ca place de la nation déedéet waxuñ fa tamit wàllum troisième mandat dañ ko fiy tere waaye bu dee waa M2D waaw troisième doon wax ne du fi amee dañ ko fiy tere constitution bi la duñu nangu kon ku ko jaxat-jaxatee looloy dëgg 24 heures yéene kaa ne 10e anniversaire 23 juin ba day waaw waa M2D dama ne loo am nañu ndam ci seen mobilisation ba day waaw ba pare tam nee nañ troisième mandat bi la dañ ko fiy tere du fi amee vox populi ne 23 juin day ñaari mobilisation ay ñaari gis-gis yu bokk laa wax le témoin yéene kaa ne man nag su ma doon arbitre dama naan dañoo mat suñu diggante nguur gi la ak opposition ba waaw enquête yéene kaa ne waaye defante nañ ba mu saf sax parce que professeur Babacar FDS nee na duñu xaar mu tontul conseil constitutionnel déedéet li koy saafara daal mooy mbedd mi rek la rue mbedd mi rek Macky deena sul nañ ko Macky deena sul nañ ko waaw démonstration de force day Doudou Ndir M23 waaw nee na Macky Sall daal ñaxtu yu bari yoo xam ne M23 doon na ko ñaxtu day tarkalla kon daal dina koy saafara la Déthié Fall ci Dakar Times waaw nee na Macky Sall mi le kon defal la laa lay wax nii boo ëlbatiku lañ ko doon doyee defu ko man Déthié Fall nag la may sant opposition bi lé mooy askan wi ñaax nañ leen booloo nekk benn te jàpp leen ne élection locale yi lé mooy premier tour élection présidentielle yi laa la wax yow Macky Sall lan la def ci réew mi droog tàngee ndóol gi ngi ci réew mi ba maari di taali Macky Sall di mobiliser wu laa lay wax nii di lambar yi fu nekk mu daal di fay dem te fu mu dem du fa teg dara ba dara booloo jeex laa la wax faalewul population bi laa la wax man Déthié Fall maa ko wax député du peuple ba day waaw nee na te Macky Sall ak ay yeewu te muus gis nga jamonoy M23 ba 2011 maire gàddoom la doon yenu ñëw naan pare naa pour dugg kaso ñeng patiti patata bu grenati jalaañoo Macky Sall daw wut fu mu laqatu daal di dellu soit nan di tel critique yéene kaa ne même bu dee sax Macky Sall waxagul dara nii wii nii noo ci troisième mandat bi waaw waaye boo sàgganee day ci ay kaw yi néew la Macky Sall di jaar ngir jot njuumali mar di taali Mor Ngom day affaire ci libération yéene kaay waaw nee na dañoo warul nangu benn nit rek bëgg a jël réew mi la en otage Ousmane Sonko ci info yéene kaay waaw nee na askan wi préparé leen xeex préparé leen parce que Macky Sall mi leen mu bëgg a bañ dana jóge ci nguur gi laa la wax xam nga ne yow bu ñu demee ba président de la république di wut ay nervi police ak gendarmerie nefi mais loolu musiba mbaaba kumba la Barthélémy Dias ne xeex dëgg bi xam nga kañ la weeru septembre bii di ñëw la wéeboo na ngeen waaj te xeex boobee lu mënul ñàkk la man Barthélémy leen ko bii du am ate de xeex rek Babacar Diop moom professeur FDS waaw nee na ñu nekkoon démb ca place de la nation gële ay comploteur ñoo fa ne ay traître de ay warkat ñoo fa ne ay sàcc fa ne ak ay tappalekat usurpateur réew mi ko di yéene M23 ga day waaw ñoom sax seen ndaje mën na mujjee neexul de daa jekki-jekki rek tas mar day taali ndax organisation bu bon benn ñaar ak ay xuloo Abdoul Aziz Daal ci Sud Quotidien waaw nee na moytu leen ay waaye arrêté leen di foog safara sile suñu réew mi xamul woon lii di arrêté leen di foog safara sile direct news boo bëggee dégg-dégg waaw ci farata gi ci boppam kon lañ war a jublu de mooy ñoom ñaar ñëpp nag njëg laa ngi ni la yokk na ba maara di taali wayu gi nga xam ne seetlu nañ ko ci waa kër docteur système sanitaire ba doy na waar njàngam ak njàngale mi la ngi ni la demul dikul mbay maa ngi ni la di sukuraat suñu industrie yaa ngi ni la daanaka dee nañ ay junni ci ay liggéeykat ña ngay sàkku kon ñu fay leen seen xaalis ci ay société yoo xam ne kon tas nañ ko daaneel ko SIAS Soadib Air Afrique ak yeneen sax ñi doon liggéey ci entreprise su napp yi la
ayca ñuy jéggalu ci dog-dog boobu nga xam ne am nañu ko ci revue de presse bi du ñàkk di ngeen kam 13h ci kalamay ko ci jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne yéen doon topp 6h30 ba léegi mu mel ni kon la matinale fi la ñu koy ndax Macky Sall ñu koy xaarandi tey jii sa mbëbës mu war a nekk ab occasion ci askan wa yeewoo sa jaxaay ngir nag ñu fekk fa xamal ko ne ani lan moo téye këy jëm waxoon ne daf leen koy jox ngir ñi moom seen i kër ndax noonu dañoo gis ne njiitu réew mi ba mu joxee ndogal li wala digal bi ba fii waa SNHLM ba fii guñu rek wàccoox digge yu njiitu réew mi loolee tey nag dañ kaka xamal ndax dafay ñëw sa bëbës noonu la ñu koy teertoo dañaat wi it jëmale def ak taxaw seetlu ci jëmmaaluk 23 juin bi ni ki démb waa mouvement M23 ñu ngi joxante woon dig daje sa place de la nation waa M2D joxante woon dig daje sa HLM Grand Yoff ani kan moo gën a rek kan moo fa ëpp ay nit mobilisation bi fan la ëppee woon tontu li ci biir xibaar lay doon wàllu politique mouvement gëm sa bopp mujj na am ay militants yu nga xam ne daf leen roccee sa APR mouvement bii di ànd ak Abdou Karim Sakho Siggil Sokone ñoom war nañu ginnaaw APR daal di dugg ji sa gëm sa bopp démb la ñu ko fésal daañu ci dikk si bi la jotaay xibaar tàggat yaram bu ñu ci tolloo Pape Mantam bu fas kéene ko ndar keppal yéen kay xëy dëxëñ xëy laa Jamet ay dara ngeen taaxirlu ñu wàcc si tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat. demee dikk bi papale lañ ci àndal nuyu naa la foo toll ak circulation bi nu mu demee. Voilà, merci beaucoup Mambay. Beaucoup de lenteurs sont à signaler sur l'autoroute Seydina Limamou Laye pour les véhicules en provenance du côté Foire vers Padoua. Foofu xat na lool, deux longues files de voitures sont à signaler ci acte boobu. Même situation aussi pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaar au niveau de l'échangeur de la Foire. Foofu aussi c'est un peu difficile, surtout ñi nga xam ne ni ñoo bay ko du côté rond-point 26 jaar yëngule vers la Foire. Foofu yéex na naka noonu aussi ñi nga xam ne ñoo bay ko Padoua donc bëgg a yëg pont bi foofu yëpp ay jafe-jafe neen la wat yu bëri ñoo fa nekk di am difficulté rek daal di progresser wante nag bu ngeen dépassé Foire amatu complication mën ngeen wéy seen circulation tranquille sur la VDN dooree ko nag cimetière dooree ko pont Sénégal Japon vers cimetière Saint-Lazare foofu la yëpp amul jafe-jafe mais de rappeler rek sànq aussi jaar nañu au niveau du pont de l'émergence pour ñi nga xam ne ñoo bay ko du côté commissariat des Parcelles Assainies mën ngeen wéy seen circulation seulement rek à la descente du pont qu'on note des lenteurs pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàll rek vers fi nga xam ne moo nekk l'avenue Thiandoum Mbaye. C'était Trafic News. jaajëf papale du ñàkk daañaa ndax yow laata ñu yëkkati bi la jotaay xibaar ñu fas kéene it jukki yéen a ci ay ponk fas kéene ko waxtaanee ni ñu koy defee bés bi yàlla saakaande seex le député du peuple Mouhamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay maam. ak suba gi. sant yàlla xanaa ak métit di jaale suñu xarit bi Fabrice Ngema. doomam jooju yàlla na fi mu jëm. dàq ko fi mu jógee te mu yeggalee ndawam ci fa mu jëm vraiment métti na trop. métti na trop franchement. ak nag Birahim Diadji Touré moom it dañuy ànd ak moom ci jotaay xibaar bi tey ndekki na ndax gis naa mu teg kaasu café am tey. non café waaw ok. am na sucre wala chocolat. am na sucre ak chocolat. sucre ak chocolat wala chocolat kese. du ma ci commentaire. ñu door waxtaan bi ak nag promotion ak projet de promotion de la gestion intégrée jëm ci wàllum économie déchets yi déchets solides yi loolee nag tey gisal xemes ji la ñu koy war a lancé ca Mbëbës njiitu réew président Macky Sall joxante fa dig daje bu fukki waxtu jotee bëri na fa nag ay projets yu nga xam ne ni yàgg nañu ko fa junj te ba fii fourage daal di xëddeen mu war a nekk ab occasion su ñuy liggéey sa Mbëbës ngir nag fàttali ko ba noppi di nga xamal ne ngallaawaay bi le projet nañu ko def sa namu waree ñu àddu it jëmale foofee ci ñëwuk njiitu réew mi président Macky Sall foofee sa Mbëbës mu war a nekk ab occasion si waa plan Jaxaay ña nga xam ne moo leen diggoon ne ko da leen doon jox seen i këyit ba ngir nag mu daal di koy wàccoo ndax ba mu ko waxee ba léegi waa SNHLM maanaam defaguñu looloo sabab nag ñu ne dañu koy teertoo si anam googee ñoom waa plan Jaxaay ngir nag président Macky Sall daal di wax lan moo waral jotaguñu seen i këyit ba noppi Birahim Touré président Macky Sall ñu koy xam ne tey jii sa Mbëbës waa Mbëbës nee nañu bëri nañ fa ay projet yi nga xam ne yàgg nañu ko fa wax te ba fii phrase daal yi xëddeen te yaakaar nañu ne kon bii dana antu. xam nga premier projet bi nga xam ne moom moo ëpp importance dañoo waxoon dañuy délocaliser centre bi nga xamee ni mooy Mbëbës ubbi sax centre d'enfouissement boo xamee ni mbalit yi non seulement dina am tri ñu xool ne lii dafa war a dem ci wàllug luñ koy ci fer la wala lii ay mbuus la wala lii leneen ak leneen loolu moom mooy projet bi ëpp importance parce que quand même gis nga booy dem Kër Massar Mbëbës nekk ci xolu Sénégal la ci xolu Dakar la nekk région bu Dakar am na réew yoo xamee ni loolu dafay indi jafe-jafe xam nga ñu ngi wax ci yenn journaux ay nit yuñ cay sànni ay liir ay yeneen ak yeneen yoo xamee ne am na fa mais Mbëbës ñu bari dëkk nañ fa am fa seen i kër jur fa seen i njaboot ak yeneen ñenn ñi def ko benn
source d'entrée d'argent ndax l'ordure bi ñuy wax doon ba mbalit bi ñu koy xëccoo ci wàllu koom bi nga xamante dañ ko ciy am ndax dafa am loo xamante dañ ko ciy transformer mu am ñoo xamante dana leen jural xëy mais il faut nécessairement premier ak principal objectif bi gouvernement war a am te amoon ko xamuñu fan lañ ci toll mooy ci wàllu centre d'enfouissement délocaliser li nga xam ne moom mooy Mbëbës parce que tamit dafa nekk benn xeetu góom ci xolu Dakar. góom ci xolu Dakar le député du peuple Mbëbës ñi nga xam ne am nañu chance dem fa dugg ci biir boo taxawee da ngay seen mbalit mi rek mais man am naa chance dugg ba ci biir dëkkuwaay la am na ci ñoo xam ne li ñu récupéré la ñu jël def ko ay kër man dugg naa ci ba ci benn kër ñu ne ma fii mooy salle bi fii ngay dugg mooy li ñu récupéré la am na poste de santé fa ñuy fejoo loolu yëpp lu ñu récupéré lañ ko fa defee am ay gargote ñi nga xam ne fa ña fay liggéey fa la ñuy lekkeex yooyu nga foog ne Mbëbës jotul ñu xoolaat nekkin bi. mën nañu xoolaat nekkin bi. mais jëlee leen fa maam du yomb. jëlee fa waa dina metti. dina metti te Mbëbës nag fa mu nekk yàgg na fa. fekkiwul kenn nit ñi ko fekki parce que ba ñu fa commencé di xëpp mbale xëy na sore woon na boobu ak Dakar mais xëy na vision kilifa yooyu jamono jooju seen vision moo sorewul woon mooy comme li xew tey jii nga xam ne sóoraale wu ñu sax ëllëg ci lu bëri ci wàllu doxalin donc dina xaw a difficile jëlee leen fa. lekkee firndeel sax mooy ku nar a jëlee aw nit fenn doo fa dem ci déplacement wu campagne donc naw nañu lim ba fa nekk ci ay nit te xam nañu importance bi ñu am ci société bi mais nag la ñu fay def lan la foofu la question bi nekk déchet solide lan quoi lan. xam nga fàttewuñu fi ak Abdoulaye Wade defoon na fi déchet numérique benn usine bu ñëwoon dañ ko fiy def pour xeetu tout ce qui est numérique boo yàqoo alors am nañu fi benn machine dialyse. xaw ma machine bi doon def chimio bi mu fi paane problème bi mooy fan la ñu koy sànni fu ñu koy yóbbu parce que déchet numérique dafa grave. parce que loolu donc neen fi ñu ko war a yóbbu ci géej déplacé ko donc dafa coûteux dafa cher donc yu mel noonu bu fekkee annoncé woon nañu fi yu mel noonu kenn xamul fan la mujj bateau yi doon jógee Dakar dem Tëngéej kenn xamul fan la mujj. projet bi ñu fay installé waat itam kon nañu samp ay questions ni ana fan lay mujj. sans compter centre bi wax na ko sànq centre bi ñu bëgg a def ci diwaanu Diass. non Sindia waa Sindia opposé wu te xaalis jotoon na ci dugg ci jamonoy Modou Diagne Fada environnement ba léegi ana fu mu mujjul fenn. terre bi dana doon ferraille. terre bi dana nekk ferraille donc kilifa yi dama foog ni bu ñuy dig nit ñi wala ñuy wax ak ñoom dañ dul bàyyi xel ci ni nit ñi am nañu xel pour déglu leen mais foog naa ne daal maam bu ñu leen naroon a déplacé waa Mbëbës. du ñu fa def campagne te déplacement yëpp nag comme ni ko daam bu déplacement moom lam léegi bàyyi na layam lambax la génn léegi lay wax yëpp politique donc la tuwaakal politique da cee rax ayca ñu àddu jëmale li ñu ko waxee ci ndorteel li yax nag nañu doon jëmmaale ni ki démb wala sax dañu àddu ba noppi ci mouvement gëm sa bopp wàllu politique am na ay militants yu yees ñu ngi bawoo ca APR waa mouvement ànd ak Abdou Karim Sakho Siggil Sokone ñoom ñoo bawoo APR dem fekk ji Bougane Gueye Dany fas yéene ànd ak moom ci arène politique bi démb la ñu ko fésal ñu ànd Cheikh Mohamed Diop El Hadj Diène ci ab délégation bu mucc ayib responsable APR bi ca Sokone mi ngi woon ci ay locaux mouvement gëm sa bopp ngir ñëw fekk ci président Bougane Gueye Dany ci liggéey bu mu sumba ngir Sénégal jiitale ko mouvement ànd ak Abdou Karim Sakho Siggil Sokone mi ngi dikkaat ci lu tax mu tànn Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp ngir ànd ak moom ci wàllu politique. président Macky Sall suñu àndement moom 1979 la ren am 42 ans mais nag on est en politique c'est un jeu d'intérêt boo dem bi gis loo xam ne lii doyatu la. nga jël say bagages dem sa yoon li ma la mën a xamal daal mooy ñun aussi gëm sa bopp lañ tudd fekk si li ngay gëm sa bopp bu ñu àndee incha allah on va prendre la commune de Sokone. Bougane Gueye Dany nag ginnaaw ba mu sante délégation bi ko seet si ci njiitalug Abdou Karim Sakho am na mbégte lool ci fekk si gi mu ko fekk si ngir ab Sénégal bu mucc ayib. doyen Abdou Karim bu xoolee ñi nekk ci langue politique gi yëpp. ànd ak Macky Sall depuis 1979 42 ans ci ren xool ñooñu ñëpp jàpp ne Bougane Gueye doon na ki bëri ki nga xam ne tey Bougane Gueye moom dong la am yaakaar ci ki mën a yóbbu Sénégal ci yéene bi mu am moom kon damay sant yàlla. ginnaaw tournée ci bu tànk yi mu doon amal njiitalug mouvement gëm sa bopp mi ngi ci wàllu massification maanaam luy yaatal ay base politique am ci Sénégal gi yëpp.
ci wàllu politique la ñuy desandi sa Richard Toll diggante bi neexul si diggante Omar Sarr ak ñamu bokkaloon parti di waa parti démocratique sénégalais ñoom libéraux yi dañoo gis ne maire ba futti la ñu def nag si doxalinu Omar Sarr ba nga xam ne mooy maire ba ñu ngay sàkku seen i militant ñu bàyyi xel bu baax fës kenn defanteex moom ci arène yi rawatina ci local yi ñu dëgmal Babacar Niang lañ si yàndal Jeylani Sarr. déggoo amatul ci diggante ki nga xam ne mooy maire bu Richard Toll di Oumar Sarr ak ñii di ay camarades am yu yàgg bokk ci PDS ñoom responsable libéraux yooyu sax wax ni weddi nañ ko di soññ nag seen ay moroom ñu moytu nag ñu yóbbaale leen Sidi Mal moo yore seen kàddu. am na li fa jotoon am ay tentative de débauchage gars yi ndeysaan bu ñu koy def sax dañuy làqu au lieu que ñuy déclarer seen parti la man duñu naan PDS la alors que du PDS moo tax ma ni militants yi ak responsables yi nañu vigilant wax nit ñi lu xew parce que nit ñi bu ñu xamee lu xew yaakaar naa ni duñu dem foofu parce que foofu projet politique bi bis bu demee ba leer yaakaar naa suñu camarades yu bari dinañ dellu PLD mooy PLD du PDS PDS ngi nii les anciens du parti sont là ñëpp ngi nii. moom Sidi Mal ak ay moromam di wax ni sax Oumar Sarr amatul baat ci biir commune bi comme ni mu ko bëgg a gëmloo ki nga xam ne mooy président Macky Sall ñoom sax ñuy wax ni nag mobilisation bu am solo bi ñu nemmeeku nag ci Richard Toll mi ngi jógee ci ki nga xam ne mooy homme d'affaires bi di Cheikh Tidiane Cissé nekk nag kenn ci militants yu jëkk nag ci APR fii ci biir Dagana. président bi mu ñëwee barki dem ba Dagana mobilisation bi le PLD je pense que bu dul woon Cheikh Cissé lambay dana ñaaw ko donc les gens sont au parti démocratique sénégalais dañu jóg taxaw anciens yaa ngi taxaw inchallah on va relever le défi lu ñu nangu ñu sacrifier Richard Toll parce que affaire bi dil la te xam na lu mu demee Richard Toll la ñu bëgg sacrifier on l'acceptera pas. mu mel ni nag tey fii ci Richard Toll ñi nga xam ne ñooy libéraux yi taxaw nañu temmee pour nangu nag mairie bi ci loxo ñi nga xam ne ñoo ko yor bokk nag ci nguur gi. Ibrahima Touré kon coowal Dagana kon faw mu am nag. non faw moom xam nga dañu toll ci jamono joo xamee ni il faut nécessairement mu am lu ñuy soppi ci wàllu politique lu ñuy soppi ci doxalinu mairie ak maire yi fa nga xamee ni ñu ngi fa xam nga quand même nag il faut qu'on se le dise nga nekk ci benn municipalité jiite ko je n'ai rien contre Oumar Sarr je le connais pas mais nga nekk ci bërëb 26 ans je pense que dafay jot te doy nit ñi mën a làmbi leneen xool leneen parce que bu ñu demee ba mu nekk ñoo xam ne dañoo àndoon ak moom wane ni c'est trop noonu la amee ci yenn localité ci biir réew Sénégal ci ay mairie yoo xam ne am na ñoo xam ne askan wi ci seen bopp demande sociale la dañoo bëgg changer mën nga def lu baax mais Pape Diop amul lu mu deful Dakar Pape Diop amul lu mu deful Dakar mais boo dem waree jot dañ ko ne da ngay dem mën nga dellu siwaat parce que je maa ngi dégg ñu naan ay ni ñu koy partisan dañu koy laaj mu ñëwaat gérer mairie Dakar bu ko neexee sampaat ndëndëm bu ko neexee sampaat ndëndëm mais foo def diir bul xaar ñu puus la gis nga nekk ci ndab di ci lekk bul xaar ñu wiccax sa loxo am na fooy toll da ngay taxaw sinon après fa muy mujjee ci yow du sax neex. le député du peuple est-ce que deeti na yomb sax si Omar Sarr ndax waa parti démocratique sénégalais war nañu ko gannaaw sa gox ba. Omar Sarr même bu ñu ko wonu gannaaw sax dafa war a bàyyi ak képp koo xam ni bokk nga ak moom date bi nga jiite sa municipalité. foog ñu respectante suñu biir. mënoo woote démocratie teew démocrato loolu xel mënu koo nangu nan nga mën a jiite benn localité lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn tuuteetee mu nekk quart siècle ëpp na ko sax 25 plus 25 égale 50 quart siècle loolu jaaduwul ci réew moo xam da nga fay woote démocratie nekk ci parti génn ci parti ba sos sa parti bopp génn ci bokkaat ci coalition bokk dugg ci biir mburoog soow toujours nga nekk ci bopp localité boobu noonu mais am na ay cadre yeneen yu fa nekk. ñooñu tamit nañ dëggal seen bopp. mais loolu la ñuy wax ñu dëggal seen bopp. mais il faut ñu rappeler à l'ordre ñu nekk ci bopp municipalité yi lu ëpp fukki at ñu xam ni moomuñu foofu dañu war di mais bala ñuy wiccax sa loxo kay mais nga xam jóg. est-ce que waruñu dem sax ci limitation des mandats. des mandats des maires ci parce que loolu jaaduwul dafay mel ni kenn xamul lan lay niru. boo seetee duñu def sax réalisation bu am solo. donc man waxuma ma Samba wala ma Demba mais Omar Sarr moom ak képp ku yam moom bépp mandat képp kuy démocrate képp kuy activiste da nga war a taxaw ni ko sa mandat bi doy na bi yoon bul présenté wu. et sañ nañu wax leen ko parce que dañuy juum politiciens yi dañuy juum ci wàllu doxalin. dañuy foog ni ñoom ñoo jàng wala ñoom ñoo man wala mais nekk ci benn place. toog fa rek taw a jóg. dañu bëgg a changer ñëwaat jëmale ci jëmmaalug 23 juin loolee démb la woon mel ni waa mouvement 23 juin ñu ngi joxante woon dig daje foofee nga xam ne moo di place de la nation mu mel ni kon bëri na fii ay waay politique ya fa nekkoon foofee it ngir nag jëmmaal li nga xam ne moom mooy bëccëg bi si seen ak façon ku si nekk yëkk sa pancarte di fësal sa responsable bala fa andi nettali ak Fatou Mbaye Diop Mamadou Ndoye
place de la nation mu mel ni ab guerru pancarte groupe bu ne bëgg sa leader daal di fës ci kanam tax sax ni ñu tuddee martyr 23 juin feeñu ñu loolu benn affiche dong di wane kanamu Mamadou Diop leader yi daal di teew rawatina ndaw ñi ngir fàttaliku 23 juin ba woon. dama bokk ci ñi nga xamante ni nag bokkoon nañ ci 23 juin ak yeneen manifestation yi nga xam ne amoon na fi donc bu ñu ñëwee fii war na. benn nit pour dire non à la dérive monarchique bi nga xam ne moo naroon gane ci Sénégal. 23 esprit boobu la président de la République ak ñi ci àndaloon ñëpp ñoom lañ traduire fii ñu taxaw nii tey. mouvement 23 juin ñëpp àndoon bokk ci kujj gi. ñooñu mujj tas ñenn ñi féete ca nguur ga ñette des ca waay kujj gi. ci dundu doomu aadama bi nag di ay kuréel di nga gis jamono dina dem ba waxtu boo xamante ne dina am ñoo xamante ne partagé maanaam bokkatuñu gis-gis ñenn ñi dinañ génn waaye it nañu am nag honnêteté aussi reconnaître que am na yeneen citoyen ñëw nañu fekk si ñu. ci tàmbale xew-xew bi daal nañu rendre hommage fa Mamadou Diop doon étudiant martyr bi nga xamante ne faat nañu ko ci révolution citoyenne bu 2011 bi. Ibrahima Touré gis nañ waa M23 ni ñu rek manifester li nga xam ne mënuñu ñu commémorer 23 juin place de la nation pancarte yi bari woon na fa de. waaw mais man est-ce que mën nañ ko tuddee M23 sax jamono ji parce que dafa am lu indiwoon mouvement du 23 juin c'était une révolte populaire. ba ñuy dem assemblée nationale amul kii mooy xëy nekk président assemblée nationale di Moustapha Niasse ba ñu ko gisee xeeram la yoroon ñu koy dóor lacrymogène ñeneen ak ñeneen ay Birahim Seck Alioune Tine et cetera ñooñu ba ñuy dem place de l'indépendance ak askan wi ba muy génn ci mbedd mi ci 23 juin ak même la veille 22 juin amuloon pancarte lan laa gis ay pancarte Diouf Sarr pancarte Amadou Ba pancarte ministre mobilisation à la place de la nation je pense que ce n'est pas rendre un hommage aux citoyens sénégalais ñi nga xam ne ñoom ñoo génnoon le 23 juin pour dire nangam du fi am ba pare lan mooy xeexu 23 juin wala esprit wu 23 juin mooy xeex ba nga xamee ni lii di bonne gouvernance dañ koy ériger en règle au Sénégal ay mbirum ñetti mandat dañ koy bañ ndax moo nekkoon xeex ba le 23 juin ci buntu assemblée nationale ba ci biir assemblée nationale ak ci mbedd yu bari ci biir Dakar ak yeneen principe yoo xamee ni moo indi woon 23 juin ba chaque année ñu koy célébrer di ko fàttaliku ñu ngi wax ci hommage bu ñuy rendre les martyrs du 23 juin ba ci tudd Mamadou Diop est-ce que gis nga ci pancarte yi ñu def ci photo Mamadou Diop fii ci place de la nation il faut quand même que ñu bañ a nax askan wi tamit il faut que mu jëlaat li mu moom parce que 23 juin 2011 du woon parti politique wala mouvement politique mais c'était d'abord les citoyens gannaaw gi ci la politique yi ñëw ànd ak citoyens yi ci xeex boo xamee ne askan wi moo ko moomoon donc ay pancarte yu mel noonu pour célébrer 23 juin nga ciy tudd sa ministre ak sa leader politique place de la nation je pense que ce n'est pas la bonne image pour 23 juin. le député du peuple laata ñu koy commenter dañuy dem foofee ndax bëri na fa ay militants yu nga xam ne ni ñëw nañu fa mais xamuñu exactement sax lan la ñu doon jëmmaal ci bés bi ñu teewlu seen kàddu daal di ñëwaat El Hadj. M23 si moom la sokk ko ak waa këram kon yaakaar naa ne tey du neex tey rek xam nga gars yi bu ko ak moom bu demee ba tey bay fête 10 ans yi xëy na tey la mu liggéey si réew mi ak jeunesse bi tey ànd ak moom. ñun waa M23 wax dëgg yàlla dañoo ñëw tey presque mun naa ne la pour delloo si njukkal ndax ñun dañoo ubbi siège M23 ñuy def suñuy formation waaw defal ñu salle boo xamante ni si wax dëgg yàlla macha allah dara manqué wu fa. man de sama gis-gis li ma xalaat ni moo waral bis bi daal ci sama xalaat bu gàtt nag ni ma ko xalaatee mooy man daal li ma wax rek delloo si njukkal loolu laa xalaat daal moo ëmb lépp bis bi tey waaye dañuy delloo si njukkal ñun ki nga xamante ni si moo ñu defal la tout tey bañ mën a ñëw ci bis bi. waaw gars yi dañuy remémorer acte bu fi xewoon il y a 10 ans derrière mu nekkoon le mouvement M23 mu nekkoon xeex boo xam ne marqué na Sénégal ba fii ñu toll nii daanaka loolu moo gën a tax gars yi ñëw xam nga pour fàttelu ko wat loolu noonu. fekkoon nga ko waaye est-ce que participé woon nga. waaw bien sûr mais xale laa woon nag mais bien sûr événement bu marqué ñëpp la. te député du peuple ba jàngat nga ciy def. dama am gàcce des discours yoo xam ni dara du ci dëgg c'est-à-dire que booy wax lu dëgg te du la déranger dafay wàññi ci yow ay valeurs yu nit ki war a am ci wàllu jikko tey pancarte ñu ne wane ay pancarte bi ñuy manifester ñoom nekkuñu fa woon. je prends l'exemple Amadou Ba tooge woon ci nguuru Abdoulaye Wade
permettre ko woon tey mu ñi bokkoon ca manifestation yi pourquoi ay militants yow ay pancarte pour wane son nom foofu benn tur moo fa woon a génn ak benn nom muy Mamadou Diop mi fa bakkanam rot ci kanamu ñëpp tey kenn waru fa woon a jiitu Moustapha Niasse président assemblée nationale ci kanamam ci sama kanam ci kanamu kaneen la Mamadou Diop deewee ñu koy gis et pour défendre ko sax d'ailleurs ci buuxante ba mu wax mag ñi xaw a nekk mag pour sauver leen ba moom dragon bi jaar ci kawam ñu soppi rencontre politique mouvement 23 amatul raison d'être parce que li taxoon mu judd Birahim wax na ko objectif bi xeex pour ñu am bonne gouvernance xeex liberté xeex démocratie xeex li Sénégal am ci meññiteef ñu séddale ko ci séddale nu mandu mais li ñu doon xeex 2011 moo fi nekk ba 2021 ñu ngi tudd ay troisième mandat lu dul troisième mandat ku joxañ troisième mandat ñu dàq la ku ni troisième mandat gongo mun naa nekk ñu defal le promo mais loolu la ñuy xeex moom lañ doon xeex 2011 bi Abdoulaye Wade bëggee indi car bloquant moom la ñuy xeexaat ba léegi nii kon ana changement bu tax waa APR yi ku nekk yóbbu sa responsable sa leader taf sa pancarte di wane et damay sax tuumaal journaliste ni ay complice lañ man su ma demoon yor caméra du ma wane benn PC ginnaaw laa leen di jëlee pour la ñu wane seen ay tur dañoo fay publicité ñoom ñooy ñan nañu dem liggéeyi ku liggéey di nga nommé sous-préfet bu dee xamuñu sax Sénégal lan lay doxee moom laa la wax ni la dañu umpule situation ak coono bi Sénégal yi dund xamuñu objectifu le 23 juin. 23 juin. et puis du woon sax jël benn bis boobu noonu benn bis boobu bu fekkoon am na kenn kuñ ci war a honoré Alioune Tine mi ñu agressé woon buntu assemblée nationale ak Cheikh Bamba Dièye mi yeewoon boppam. à part ça ñoom ñëpp kenn mérité wu ko jamono 23 juin nañ laaj seen président fan la nekkoon est-ce que mu ngi woon Dakar mu ngi woon tourné ci biir réew mi. après ne mouvement yi dafa continué nag ñu ko doon wax ay mouvement pré-campagne ci la ñëpp soo ko ñëwee nag ñëpp ñëw tënk seen bopp nag ci biir obélisque mais bisub le 23 juin leader yu bëri kenn génnul woon ñëpp daw fekkoon boobu màgg booba fer nañu soow quand même fu ñu bàyyi seen caaxaan yi te respecté nit ñi honoré nit ñi ñu nekk M2D bëgg nekk ci opposition nañu dëgëral parce que mouvement 23 amatul raison d'être man bépp journaliste bu ma gis ngay traité information bu mouvement 23 mais ma ni la information bu APR ngay traité oui parce que démb amul mouvement 23 APR dong la am. dañu waxante dëgg. waa M2D ñoom ñu ngi joxante woon dig daje sa terrain HLM bu Grand Yoff foofu it mobilisation bi bari woon na fa lool jëm ci ay leaders yu nga xam ne ñu ngi bokk ci opposition bi ñoom it la ñu fa jot a yëkkati ne kàddu bokk na ca bëgguñu fi kon troisième mandat te président Macky Sall na xam ne kon jeexal na ñu ànd si nettali gi Alassane Balde Babacar Sow. mouvement M2D daal di màggal esprit 23 juin ca terrain HLM Grand Yoff mbooloo mu takku daal di teewee boobule xew-xew kaddu gi doon benn gannaaw bu ñu lankee ni duñu nangu ñetteelu candidature au président Macky Sall. Macky Sall troisième mandat dañ ko fii tere ci mim réew. li muy mébét ak lambaram jim nekk ci réew mi lambaram jim nekk ci réew mi lépp xam nañ li ko lal mooy di jéem a wuti pexe pour jéem a nekkaat candidat en 2024 te moom fegal na te ku fegal da ngay jox sa wujj mu aaye. moo xam leader politique membre société civile ak ñi nga xamante ne ñoo yor seeni mouvement ñëpp daal di dinga doxalinu nguuru président Macky Sall. dafa doy min nattee jàppe wonde ɓinguel moorowo kof mo finaano fini mo faamaano faami min ngummima min darima hamin kamoo ek xamuñu dara lu dul dafante ak jaay doole. ne képp kuy woyu ci dëkk bi ngeen won ko woyu bandi mooy bàyyi. boobu nguur sax ñu jàpp ni jamono ji nag dafa daal di nësax lool ba tax ñuy woo ndaw ñi ñu gën a mobiliser wu ngir jàmmarloo ak ñoom. président de la république bu demee bay recruter ay nervi kooku narul jàmm ci réew mi. préparez-vous au combat waa ji ñu jàmmar lool ku yaakaar ni wax ju neex ak taal climatiseur toog sa salon moo ko fi jëlee ndax nga sa bopp. ci boobu la xew-xew nag daal dinañu sargal doomi réew yi nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan ci yooyu la manifester te luñ ci jublu mooy fexe rek ba renforcer sunu démocratie. Birahim ñu tamit des discours bi daf mel ni procès Macky rek lañ doon def ñoom it ci M23. gis nga moo tax may wax sànq il faut que le peuple jëlaat foqati li mu moom. 23 juin c'était d'abord les citoyens. avant ay politique di ñëw di ci greffé. mais gisuma waa Y'en a marre ñu jël parole peut-être que bokk na ci ñu jëloon parole. waaw xam naa dañ ko kii woon. yooyu jamono waa Y'en a marre le 22 juin ca place de l'indépendance ñoom caat ñu ngi fi.
dañ leen doon dóor kilifa ak ñeneen dañ leen doon xëcc pour dugal leen ci autopolice ñooñu c'était des citoyens engagés le 22 juin le 23 juin ñu gis tamit mobilisation bi nga xam ne askan wi moo ko def Mamadou Diop bi ñuy wax ne ni tudduñu ko fële ca place de la nation moom la ñu waroon tudd fii ci M2D. nañu bàyyi politiser les choses et c'est valable pour les mouvements M2D c'est valable pour M23 ca place de la nation nañu jëlaat mbir yi delloo ko askan wi. le combat d'accord wax nañu ci 3e mandat c'est tout à fait légitime et c'est tout à leur honneur ñu wax ci nañu bañ a dem ci ay 3e mandat parce que moo nekkoon xeex en 2011 mais nañu fàttaliku ni askan wi moo fi ne la vie est chère ci ñu bari. mais Mambay barki dem laa toog ñu may kii naan ma benn nen bi daan jar ay 60 francs 75 125 lay jar am na ñoo xamee ne amuñu ko ñu ngi koy lijjanti parce que peut-être amuñu len lu ñu mën a def lu dul jënd benn nen partager ko seen njaboot wala ñaari nen defar ci omelette wala je ne sais quoi mais loolu moom mooy xeex bi war a doon xeex bu njëkk ci ñii nga xam ne ñoom ñooy ay mouvement citoyen wala ay partis politiques ñoo xam ne dañoo bëgg jëmmalaat 23 juin c'est-à-dire rendre à César ce qui appartient à César nañu delloo askan wi li mu moom ñu bañ a jël lépp yamale ko ci politique ku ci nekk di wane sa bopp parce que ñee doon wane seen bopp ci ay pancarte fii ci M2D am na ñuy wane seen bopp ci seen jëm ku ci nekk di wane sa bopp ñëw naa bokk naa ci na ma askan wi voté bu ma demee bay laaj askan wi seen baat loolu dong fi ne le député du peuple dafa mel ni muy M23 di M2D ñoom ñëpp discours politique la ñu gën a fësal que jëmmal bëccëg bi ñoom ñëpp discours politique la ñu fesal comme Ibrahima ni ñu ko waxee sànq. et c'est la réalité. juste pour fàttali que kenn annonce wu fi benn yoon du benn presse bu wax Mamadou Diop dafa dee ci bisu 23 juin. bisu 23 juin Alioune Tine la ñu agressé Cheikh Bamba Dièye lendemain mu ci seen boppam buntu assemblée nationale. je pense man ak Birahim du kenn moo ñuy nettali actualité yi. parce que bokk nañ ci njëkk a joxe annonce ci ni suba cas bloquant askan wépp joxe nañu mobilisation. par coordination Birahim ak waa mouvement Y'en a marre. donc defe naa ne kenn gënuñu ko maîtriser ci wàllu boobu. li am ci comme opposition bi démb muy M2D mais loolu moo nekkoon c'est vrai que ñoom discours politique la ñuy def mais moo nekkoon objectif principal bu li tax mouvement 23 déclenché wu. c'est-à-dire que problème bi du opposition bi problème bi pouvoir bi la parce que moom mooy yor yëf yi moom moo ko téye moom moo téye yëf yi moom mooy doxal moom mooy soppi moom mooy indi démocratie li tax citoyen bi ci boppam bu fàqee dem dëgmali ci opposition bi parce que loolu lañ ko wan parce que bu ñu ko wanoon démocratie bu ñu ko wanoon liberté d'expression bu ñu ko wanoon respecter suñu ay calendrier électoral kon tey du ñu yëg si foofu noonu bi ci des mooy bu fekkee da nga dajale mbooloo te ñi ëpp nekk am mandat dañuy dox ak amuñu légitimité mais askan wi duñu la gëm pour di ñëw ci seen ay activités mënoo fàttaliku mouvement 23 ci manifester ay pancarte mënoo fàttaliku mouvement 23 ci kenn ku nekk di wane sa bopp gis nga mam waa M2D lañ doon def politique la seul politique boobu moo mën a jàkkaarloo ak ñiy jiite di doxal nu leen neexee te ñëpp a xam ni Sénégal ku nekkul di copp ñu lay compal ku nekkul ñu lay compal xam nga ni yëf yi doxul mais nag ku ñuy compal doo yëg doxadi gi doo yëg coono gi mais xam nga tey observateur li mu feeñal ci ay néew yu dee ñu suul leen bëbës fi président war a dem tey ñaata nit ñooñu lan moo leen rey ñooñu kañ la ñuy am enquête xam ñu leen fa sànni seeni néew foofu la réew mi toll ñuy trouver ay solutions yu palpable yu leer et il faut arrêter ay politique wala kii politicien la wala Birahim fii la far wala Mambay fii la far nit ñi sax taluñ yooyu nit ñi li ñu tal mooy dénoncer ci li nga xam ni doxul te ku nekk xam nga ni ku ñu compalu laa wax wala ngay comp xam nga ni yëf yi doxul et nawet bi ñaata fan moo ci des bu fekkonte woon ne amul retard ba léegi taw na xam nga benn bopp buy fay impôt bu ne ñaata lañ ko jox gerte 19 kilos 19 kilos bopp bu nekk et saako bu ñu la ko joxee yow ak sa famille bu ma tee benn saako boo ko taaree daanaka 15 kilos yi wala 20 kilos yi suuf lay nekk et du nekk benn variété gerte ay variétés yu bëri lay doon jaxasoo jox la c'est-à-dire que yab gi ñu yab Sénégalais yi foog société civile ak opposition bi dëgër même bu ñu la waxee politique ngeen di def nañu wax ok te politique parce que politique donc moo mën a def face ñii fi nekk pour ñu jubbanti seen aw doxalee di def élection à temps pour démocratie dellu fa mu nekkoon lu am solo laata ñu jàll si tàggat yaram dañu ànd ak professeur Souley Mboup moom ci boppam di dikk ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal nee na njortees nañu nag soo mayul troisième vague dana fi am ñu teewlu kàddu ñaax ya monsieur yëkkati jagleel ko askan wi
léegi nag bu ñu xoolee Sénégal bi ñu ko jëkkee xool vague bu njëkk bi amuñu ko woon mais vague bu mujj bi gis nañ ni téeméer boo jël fukki yi ci yooyu variant la loolu nag dafa war a yee nit ñi que variant baa ngi fi surtout bëri na variant bi boo xam ni bu britannique bi la moo ci ëpp mais variant indien bi nga xam ne moom lañ ci gën a ragal mi ngi fi commencé dugg soo xoolee fan yi ñu toll lu bëri bàyyeeku nañ ci keneen donc nit ñi lépp lu ñu leen waxoon ñu koy def dañ ko war a gën a doon lay def et surtout nag ñàkk bi il faut nit ñi dem ñàkku ji il faut ñu dem ñàkku ji parce que li ñu wax kii la rawante la plus ngay ñàkk plus ngay gaaw a ñàkk mooy ngay am variant mais soo ko bàyyiwulee variant yi dina dem nga def donc moo tax daal loolu duñ ko tàyyee wax ne nit ñi dem ñàkku ji lépp lu ñu leen wax nañ ko def barrière. balaa ngay dem ñu wax ci variant yi fi dugg wax troisième vague bi ñuy njort. xam nga bu professeur Souleymane bu IRESSEF waxee moom ak ku mel ni professeur Seydi ak ñeneen ñoo xamee ni seen xam-xam màcc na ci wàllu bu ñu yëkkatee seen kàddu di artu am nañu raison gis nga mu ngi naan mën nañ dem ci troisième vague xam man lan lay xaar dans une dizaine ou quinzaine de jours après les tournées dites économiques du président Macky Sall ba doon xool moom ak ay ñoñam ñu ngi takk seeni masque xam nga dem en conseil des ministres mu ngi ñaaxaat ministre de la santé et de l'action sociale mu gën a fësal ci lu jëm ci wàllu sensibilisation ci wàllu vaccination et cetera mais bay say nu ñu koy waxee. say weyu tànk c'est-à-dire il fallait commencer d'abord ci ces différentes mobilisations yi nga xam ne ñu ngi koy woote te am na beneen bu war a am parce que dina dem Kër Massar et cetera. mais ñoom muy mobiliser ñëpp am ci kenn ku ciy takk masque. kenn du ci takk masque ñun ñii dem nañ ba jël masque teg ko fële mais ñii di professionnel de la santé bu ñu demee bay artu attention parce que boo xoolee fan yi yëpp sax mbirum Covid bi mu ngi yokk. mu ngi yokk. moon nañ ba benn période boo xam ne boo déggee sax dañu naan 5 contaminations 10 contaminations dem ñu ngi woon ci 100 et quelques 108. il faut qu'on fasse attention. dañu def attention le sensibiliser waat encore. sensibiliser waat. mais maam coow bi yëpp ñoom ñooy dajale nit ñi ñoom ñooy def ay recensement. c'est vrai nag de. par exemple comme Adama Faye bi ñu ko waxee mu dem moom daf ñu du dem. Covid 19 fi mu toll moom du fekki ak mobilisation ci coalition. pourquoi pas ñeneen ñi def noonu. am na raison. ñoom ñoo yokk maladie bi ñoom ñoo fi indi seen ay variants parce que ñoom ñooy tukki yow tukki woo man tukki wu ma Sénégalais ñu bëree tukki wuñ ñoom ñoo am possibilité tukki ñoom ñoo am confiance ñoom ñooy def seen i test ñooy dem di ñëw ñooma ñun lépp ñooma. ñoomi neen. ñoomu neen na léegi nag li ma doon Sénégalais yi mooy am leen fulla ba bu fi wopp ji ñu leen di tëj comme ni ñu leen tëjee woon seen i papa faatu doo leen dem seen i mbokk dee doo leen dem doo leen gis seen i ay doom bañ leen tëj googu parce que moment yi ñu leen tëjee yéen ñoom ñu ngi doxi seen i soxla. donc kii leen coopérer leen ci xeex tawat ji ba nga xam ni du màgg Sénégal ngeen am jàmm am afia parce que nag ku bootu jot loo doo ci yokki gàmb souffrance bi population bi Sénégal di dundee buñ ci yokkee ñu tëj leen comme ni ñu leen tëjee woon atum lëm et après 1 an qu'est-ce qui s'est passé yokkaati banqaas ay institutions yokkaat ay yeneen i kuréel jëndaat ay roppalaan ak woto yu bees ak yeneen ci ay budget yoo xam ne Sénégalais yi soxlawuñu ko après 1 an de souffrance kese bi ñu ci génnee rek xalaatuñu leneen lu dul loolu Sénégalais yi ñoo war a yeewu ci côté boobu. et attention Sénégal xajawul 3e vague xam nga wax 2e vague gis nañ ñaata nit ñoom ñoo fi ñàkk seen liggéey gis nañ hôtel yi nga xam ne tëj nañu sur le plan économique jafe-jafe yi nga xam ne dund nañ ko xajawuñu ak beneen. et empêché wu ñoom ñu changer empêché wu ñoom ñu dund li ñu bëgg a dund ci wàllu luxe empêché wu ko étoiles yi tëjee chômerie yi gën a yokkoog jafe-jafe yeeg ñàkk contrôle ci marché bi empêché wul ñoom ñu bëgg a dund li ñuy dund ci luxe. imaginez mobilisation bi am ci wàllu xaalis ci tournée yi ak dem yeeg dikk yeeg ñoom seen transporter ay nervis transporter ay militants sans compter souffrance teniwuñu compte ci souffrance bi Sénégalais yi dund daaw ak ren jënd avion jënd leneen ak leneen et ñu ngi ñuy wax croissance bu eggul sax 1% moo tax ma ni croissance duñu ko xaymaa ci seen chiffre yooyu dañ dem ci Sénégalais bi lambda maam dëkk bi dañoo yow yaa jàllale rapport waa ñuy wax alimentaire Sénégal ñaata 500 000 personnes yoo xam ne xiif a ngi leen di yot ci 2021 500 000 personnes ak 37 000 familles yoo xamante ni bi famille yoo xam ne xiif a ngi leen di yot et amaguñu ci disposition lu toll lu dul 7 milliards pour mën leen a dimbali mais 7 milliards lan la mën ci 500 000 personnes yu xiif di yot ak 37 000 ménages yoo xam ne xiif a ngi leen di yot alors moment boobu empêché wul seen ay luxe ak seen ay privilèges muy gën di yokk moo tax il faut Sénégalais yi xam ñii ñu amal affaire maanaam ñi leen jiite
est-ce que tenu nañu leen compte c'est-à-dire que nguur pour ñu may la jàmm faaw nga génne askan wi ngay jiite xam ni sonn nañ. jaajëf ayca ñu jàll si ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. Birahim mënoon ngaa jàll ci kanam rek amul problème comme te da ngay yolleeku kay ay tàggat yaram Pape Mante moom lañ si yàndal maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. moom waaw ñu ngi lay Fabrice par rapport ak tiis bi ko dal parce que franchement parler métti na loolu ndaxte comme ni ko gars yi waxee sànq rek chaque matin xam nga dañuy déglu conversation ak doomam ñu koy paas ñun ñëpp. ñëpp ñaanal rek suñu borom bi yërëm ko te xaare ko àjjana firdawsi. l'honorable député présidente Aïda Mbodj mu ngi may envoyé message moom it di ko jaal di jaal Fabrice Nguema comme maire bu Tëngéej ki nga xam ne mooy Tons Daouda Niang moom it mu ngi koy jaal di jaal Fabrice Nguema doomam ji làqu ñu door ko wax nag lu jëm ci wàllum jagalaat yenn ci ay infrastructure sportive njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi si xam ne kon dana si woote am dajam présidentiel. waaw ni ki démb nag kii di njiitum réew mi di Macky Sall gannaaw ba ñu amal lu jëm ci wàllum conseil des ministres mu daal moo ngi xam ne nag ci lu yàggul dara dinañ amal ab réunion présidentielle jagleel ko nag ab programme national ngir nag xool nu ñuy defaraate stade yi wala tamit nu ñuy tabaxaate ay stade yu yees fii ci réew mi ci noonu sax njiitum réew mi di sàkku rek ci nu mu gën a gaawee nag kii di ministre bu ñu dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba ak naataangoom bi di wàllum finance ak budget ñu nag taxawal nu mu gën a gaawee tamit ab nag processus ngir nag xool yooyu les stades nationaux ak régionaux nu ñu koy defaraate Macky Sall yemul foofu tamit muy sàkku rek ci ministre bu ñu dénk wàllum tàggat yaram ni ki fii ak fukki fan ak juróom ci weerum juillet mu nag defal ko ab rapport global jëm nag si situation jëm ci wàllum infrastructure sportive yi fii ci réewum Sénégal. jëmale ci stade bu Sénégal nee nañu dana fonctionner 22 février 2022. waaw boobu la infrastructure nag di stade bu Sénégal yi nga xam ne pause bi ñoo ngi ko amaloon ni ki ñaar fukki fan ci weerum février ci atum 2020 kon ñu jàpp nag waxtu wi moom nag moo ngi ci 66% jëm nag si exécution travaux yi ki ko xamle moom moo di Gallo Ba nekk directeur général bu SOGIP bi nga xam ne moo jiite yooyu la ñu teewlu ko ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. fii ak le 22 février incha allah 2022 dina pare dinañ ko livrer stade bu mucc ayib lay doon stade de dernière génération boo xamante ne nii mën naa ne du am fenn fu Sénégal ci Afrique day nekk stade bu 50 000 places boo xamante ne nii dina mën a accueillir toutes les compétitions internationales. di répondre aux normes de la FIFA parce que dañuy wax ne Sénégal amul tey stade bu ñu homologué mais tey stade bi su paree dina mën a waxuma la sax coupe d'Afrique même match coupe du monde war nañ ko mën a football fii ci stade Sénégal bi. ñu ngi toll ci 66% d'exécution donc mooy wan ne que li ci ëpp solo daanaka si tout ce qui est béton armé daanaka pare na ñu ngi ci phase bu finition yi yéen seetlu ngeen ko sànq bi ñu def visite bi donc ci en tout cas fii ak décembre incha allah mën naa ne lépp li nga xamante ne war nañ ko ci def ci wàllu liggéey dina pare stade bi dina accueillir Sénégalais le 22 février incha allah pour ñu inaugurer ko pour mettre le stade là à la disposition du peuple sénégalais. ba tey ci boobu la stade en tout cas daal lépp nag lu ci war ngir nag liggéey bi jaar ci yoon ñoom nag ñoo ngi koy amal foofu ci boobu la stade bu ñu sukkandikoo ci Xaarjatu Ba Thiaw ab ingénieur la nekk ingénieur génie civil moom mi la nag moom moo yor lu jëm ci wàllum contrôle ak suivi boobu la stade bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom ak kii di Cheikh Ahmed Dial Seck. ñëpp xam nañ ni Diamniadio actuellement dafa nekk zone boo xamante ne dafa am ban te ban généralement particularité mooy su taw ñëwee day faral di gonfler. te suy gonfler dafay am ay dommages ci bâtiment yi ñuy tabax wala structure boo fa mettre en place c'est la raison pour laquelle ñun ci stade bi on a opté pour benn système boo xamante ne nii day nekk benn système de pieux lañ fa def boo xamante ne nii c'est supporté par des massifs yoo xamante ne ñooy benn vide sanitaire dañ fi def benn système de drainage on a mis des drains ay drains la ñu def ci contouru bâtiment bi yëpp drain yooyu dañuy mën a récupérer ndox mi pour mun ko évacuer comme ça du am benn dommage ci structure bi nga xamante ne moom lañ mettre en place.
dañuy wutali sa Dubaï addu jëmale ci tournoi footballu tefes ga ñu fay amal sunu gaynde yi dafa mel ni dañoo dominer Émirats arabes unis. waaw loolu nag démbaloon gaynde Sénégal yi ci seen ñaareelu génn ci boobule tournoi bi nga xam ne nag day jëm ci lu wàccaayu coupe du monde bu ñu fas yéene amal foofu ci Russie kon Sénégal démb moom dafa daan nag ñi di waa Émirats arabes unis ca teg dóor ya ñeent ci ñett temps réglementaire bi nag ñaari équipe yi ñoom dañoo témbe woon ku nekk dugal ñett but en tout cas daal lu ci mënti am kii di Ngalla Sylla mu leen tàggat rafet na lu baax a baax mental bi nga xam ne équipe am na ko ci boobule ajumante ñu teewlu kii di Ngalla Sylla. match bi moom physique woon na tactique woon na technique woon na aussi di wax ne Émirats arabes parce que ñoom tey équipe bu mag lan donc tey ji match bi neexoon na trop métti woon na trop aussi si ñaari équipe yëpp mais di wax ne rek Sénégal tey dafa toppoon ci ginnaaw Émirats arabes mais di wax ne rek bu du woon sunu mental ak sunu esprit de gagnant tey match bi sa dan parce que boo xoolee match bi yëpp dañ ko dabu mais di wax ne rek match mel nii référence la baax na si ñun dina tax xale yi gën a màgg parce que tey jii nii def nañ match bu mag a mag un match héroïque di match boo xamante ne tey war na ne ñoom sur le plan physique taxaw nañ sur le plan tactique aussi même bu fekkee ne sax am na yu ñu war a rectifier waat am na yu baax yoo xamante ne jàngat nañ ko si di wax ne aussi mental bi joué na si match bi bu baax a baax joué tax Oman incha allah. di fàttali nag ni tey jii Sénégal si la fas yéene amal ñetteelu gënnam ci boobule tournoi seen digg bi sax jotoon nañu laale Sénégal moo ko daanoon ñett ci ñaar di fàttali nag ni boobule coupe du monde ca Russie dinañ ko amal ni ki fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum août kon ñu jàpp ne Sénégal mi nga xam ne moo yor raaya gi ci coupe d'Afrique bi moo fas yéene teewal Afrique ak équipe bi di Mozambique nekk vice champion. ñu bàyyi la nga yegg ñu tableau huitième de finale yi Euro 2020. waaw démb nag la ñu jeexal lu jëm ci wàllum nag premier tour jëm ci Euro 2020 kon huitième de finale yi ni kii nag ëllëg lañ ko fas yéene tàmbali 16h samedi bi sax lañ ko fas yéene door 16h nag jàppal na Pays de Galles samedi moom moo dalal ñii di waa Danemark foofu ci Amsterdam lañ koy amalee 19h nag Italie ak Autriche la ca Londres ci dimanche gi nag 16h Pays-Bas ak République bu Tchèque la ca Budapest 19h ci diggante Belgique ak Portugal ñu fas yéene amal ca Espagne ca Séville lundi bi nag 16h Croatie ak Espagne ca Copenhague 19h France di ci dalal ñi di waa Suisse foofu ca Bucarest la la ñuy ndar képp lu jëm ci wàllum yooyu le huitième de finale ci diggante bu 16h jotee Angleterre ak Allemagne ca Amsterdam Suède moom moo ci fas yéene daale ak ñi di waa Ukraine ca Glasgow ñu jeexalee ko ak lu jëm ci wàllum ñetteelu tout journée groupe B Copa América kon démb Équateur ak waa Pérou dañoo témbo ñaar ak ñaar Brésil moom moo daan ñi di waa Colombie ñaari bal ci benn kon ñu jàpp ne Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. jaajëf rendez-vous